بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة هو الناس مد نشر أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتب حملنا على التمام والكمال والمحظم الألحان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا ادرحنا فضل من قرأكم مؤديا حقا مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا بالخير والسعادة والبشارة والأمانة ولا تحتم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان. السلام عليكم. ginnaaw bi ñu santaate yàlla julliwaat ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyuwaat ñëpp di ziyarawaat ñëpp di ballu xaq ñëpp di ko baal ñëpp nekk di it nuyuwaat si imam bu baax bi imam Cheikh Diop di ko wàcce waayam mel ni nag mbooloo mi li nga def nii dafa am solo lool te it alquran daf ko wax alquran ñaare lu mu wax rek dëgg la yonent bi lu mu wax rek ndem moo ko wax dëgg la parce que lii yéen koy def di ko fàttali seeni sëriñ nga xamee bi ngeen di ay tu tànk jaarul ngeen ci ñoom du kenn ci yéen ku ci xàmmee A du kenn ci yéen ku ci xàmmee B du kenn ci yéen ku ci xàmmee C di tuur ndox ak leneen yéen ak ñoom yéen ak ñoom da ngay gis moo commencé lire yéen ak ñoom ba ngeen commencé bind moo xam ñooñu am nañu ciy dund moo xam am nañu faatu kon lii mën nañu ko delloo ci wóllare imam wóllare nag bu ñu ko waxee mooy la nga séqoon ak ni démb yàlla dafa la sutura ñaawul ci moom ñaawul ci yow wóllare mooy la nga séqoon ak ni démb yàlla dafa ko sutura ñaawul ci moom ñaawul ci yow kon li muy tekki mooy gàcce nga la ma seen sëriñ yi gàcce nga la ma seen sëriñ yi yéen ñëpp d'accord ngeen ne nekkoon ngeen ay xaleel jaar ci seen loxo te ku ne xamee ne bu jëkkoon jàngalekat amul koppar mais bëgg gi nga bëggoon rek day yàlla dafa la sutura mais koo xam ne sax bu jëkkoon sax du am sax 5 francs mais bëgg bi ñu bëggoon xam ne xale yi bu ëllëgee réew bi ñoo koy mujj ñooy nekk président ñooy nekk ba tey it ngeen di fàttaliku loolu la di fàttaliku seen sëriñ yéen yor ci école neuf muy seen i maître muy lu am solo pour la jàngal mooy seen sëriñ loolu moo sopp yàlla ngeen jaar ci seen loxo ñoom yàlla it defal leen ñoom sutura defal leen sutura kon lii lu am solo la. su imam waxee ba pare sax amuñ dara leneen luñ ci teg mais dafa tolloog suñ la yóbbante comme liñ koy waxee yóbbante àq la te foog nga yeggee yóbbante boobu parce que dañu créer retrouvaille tegu ci suñuy tànku devancière muy suñu mag yi toog ñoom Cheikhou Diop fekk après ñun am na beneen génération bu ñëwoon muy 78 muy ñoom Seydi Paté ñoom Abdou Niang douanier ainsi de suite ñoom Mbaye Touré ñoom Julde ñu defoon fii
benn sargal départ fii dem ba dëkku Barham Diouf sargal ko but yëpp benn la ay anciens élèves lañ yoo xam ne dañ bëgg d'une manière éternelle ñuy rendre hommage seeni maître d'une manière éternelle ñuy maanaam ñuy ñaanal ñi nga xam ne ñoo nekkoon ak ñun te nekkatuñ fi donc désormais lépp lu ñu duggati lépp lu ñuy defati ñoom nañ ko yëg su ko defee ñu àndandoo ak ñoom ñu def ko kaddu yooyu daal loo waxoon ne naa leen ko wax moom moo leen représenté fii moom ak Mbaye Touré te Mbaye si je ne m'abuse mu ngi ci suñu panel bi donc soo ko xoolee dafay mel ni ñoom ak ñun ak grand yi ñoom seexu même génération lañ te je me demande sax ndax duñu tendre ëllëg dem ba boole génération yëpp noppal grand yi ñu dem tëddi di ñu jox ay conseils ñun ñu des sur le terrain di liggéey donc ñoo ngi leen di gërëm di leen sant loolu la waxoon ne naa leen ko waxal. ni ko Mbaye Seck waxee effectivement gannaaw bi ñu sendee école 9 ñu nekk école 9B suñu retrouvaille boobu dem nañ ba Missirah Waalo ca Nioro rendre hommage Barham Diouf yaakaar naa ñu bëri xam nañ ko rendre hommage monsieur Kébé yaakaar naa ni am na ñu bëri ñu jaar ci moom ak ndem si yàlla monsieur Mbow ni ko imam waxee man dama gis ni sax ëpp na loolu parce que ci waxam wax na kóllëre gi nga xam ni ñi ñu doon jàngal moom la ñu am waaye yitte bi nga xam ni jàngalekat yooyu moom la ñu amoon ba marqué seen empreinte ba tax kenn mënatu leen fàtte loolu lu am solo la dañu waroon sax invité élèves yi ñu fekke li ñuy wax tout tànk yi ñu fekke ko ndax ñu mën a topp ci lii ñuy def ci 9B ñoo leen dimbalee lii du leen ko jukkal te xam ni xeeb nañu ko wax fa dëgg fa xeeb yam ndax jataay bi rafet na kontaan nañ ci macha allah lii teewaay bi moo ñu ko dàqal lii esprit ak idées yi nga fi génne développé ko léegi moo ñu dàqal parce que groupe bi ñëpp ci ànd xol yëpp ànd suñu jigéen ñaa ngi ne la toog comme bi ñuy dajale fii dërëm yeeg fi yi benn soxna su baax su toog fële ak ñoom soxna Adama Wan ñoom soxna Aminta ñoom soxna Abi Pen ñoo koy dajalee parce que ñun li ñu boolee yaakaar naa ni war na mën a yàgg war na mën a sax parce que xol yi lañ soxla soxla wuñu koom gi salaatu wasalaam ala ashrafil anbiyaa yi sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañ ci bàyyi xel te yëg-yëg dañuy wax nit ñi bëgg nañ ko ay sénégalais moo ko gën a bëgg parce que boo ko yëgul faalewu la ak noo mën toll noo mën a toll soo ko yëgul faalewu la moo tax man ci gàttal je vous encourage maa ngi di encouragé reconnaissance bii ngeen def maa ngi di ci encouragé bu baax a baax parce que ñun génération yu njëkk yu jàll fi ñun de fexe nañu ba tuddee Lamine Niass collège bi dama ko defoon xeex bu métti dama naa ba découragé Tafa maa leen di sant di leen gërëm bu baax a baax yow xam nga li ma lay wax Omar li doyen Cheikh Ndiaye Ndiouga Dia ñu ngi leen di sant loolu dootul fayati ba mukk loolu dootul fayati ba mukk Lamine Niass de 64 à 86 mu nekk fi directeur école le premier directeur école 9 dëkk fi nag occupé na fi 3 maisons nit ñi waxoon nañ ko amoon na privilège am kër fii mu ne man je suis un fonctionnaire appelé à prendre ma retraite bis day ñëw damay ñibbi waaye lim fi bàyyi empreinte am boobu moom moo toog ba ay anciens élèves am toog ñu xalaat def ci processus ba mu jaadu ba am le décret présidentiel ba léegi lycée bi xoolal avec sa dimension valeur 350 millions te boo leen demee ngeen visiter ko fa tey moom immortaliser nañu son nom te ñun ñëpp ñii ngay gis fii yëpp góor gi nekk fii papay Ndiouga Dia papay Yatma Fall ñoom papay Madane Li papay ñoom Ndiouga Dia ñoom pa Abdou Karim bëri nañu
mais doom yooyu yëpp ñoo toog ñu ne nañ ko jox nu mu traité Lamine Gueye Lamine Niass waaye terewul am na ñeneen ñoo xamee tuddee nañ leen fi alors kon ma wax leen daal na ngeen gën a jàpp lii gën ko yaatal képp ku jaar école 9 rek ci nga bokk même ñi nga defoon dem nañu CM2 def foofu ba nekkatuñ ci école yi dem ci lycée bi ñooñu ay anciens élèves lañu alors ñun ñoo ngi seen wet ñu ngi bokk ak yéen même kii seen invitation bi def na ko ci panel boobu te genre nit bu nekk ngi foofu ci ay góor ak jigéen ñu ngi foofu alors kon na gën a dëgër na ngeen ci gën a jàpp même bu dee ba ñaar rek ci des symbole la ngeen continuer ci loolu te wax naa un éducateur du jeex mukk ci esprit ki mu jàngal waaw du jeex mukk ci esprit ki mu jàngal di ngeen toog jamono ngeen dem rek kenn gisatul waaye xoolal tey vous êtes des responsables xoolal tey boo leen wàccee dem seeni kër ba ñëw toog foofu loolu muy def ci ay njabootam ay jabaram ay sëtam loolu dafa rëy waaw kon nag ci gàttal ma bañoon lii rek laa doon daw waaw doon leen ñaanal rek yal na leen yàlla defal jàmm yal na yàlla gën a yokk sutura bi yal na yàlla gën a guddal fan yal na leen yàlla fay taxawaay bi rafet na delloo ngeen kóllëre te yéen a ngi koy dëgëral yal na sax ak jàmm alors kon nag li ngeen di ci am rek moom payu yàlla waaw reconnaissance bi payu yàlla rek ngeen di ci am waaw tey di ngeen dugal lu rëy rëy ci xolu ñoom bu fekkee yegg ngeen fa tey lu rëy rëy sax tey loo xam fooguñu ko te sóoraale wuñ ko waaye loolu la yàlla dogal te jàngalekat moom kenn fayu ko yonent bi jàngalekat la woon alors kon ñoom ñoo bokk benn mission mooy formater les consciences defaraat conscience yi bu baax former de bons citoyens et de bons musulmans loolu rek moom mooy nu mu traité mission éducateur te ñoom ils l'ont réussi de par leur comportement élégance bi ñu amoon ci taxaw bu ñu taxawee nga xam ne ñii ay kilifa lañu ñu mot lépp nag nekk ay éducateur nekk ay papa alors kon loo tax mooy impressionné képp koo xam génération yi passé nañ fi woon te dafa mel ni presque ñoom amatuñ fi sax ndax la nga xamee moom lañ doon incarné kon nag ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen gën a encouragé ku mën félicité leen ñaanal leen na leen ko defal mbir mi gën a yaatu bu baax a baax incha allah kon nag ci gàttal di delluwaat ci kàddu imam rek la mu wax yëpp man daal ci loolu laa wéeru mënuma ci woon ñàkk bañ a jël kàddu ndax ni ngeen ko waxee waaye sant yàlla bu baax te maa ngi sant tamit di ma ci yàlla boole tamit waa kay jërë ngeen jëf allahumma salli ala muhammad wa sallam yow kañ la jóge fële
dinañu gisal bu neexee yàlla inshallah yàlla bàyyi. asalaamaaleykum wa rahmatullah. wa salaatu wa salaam ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmi din. ginnaaw bi ñu sant yàlla jul sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp. di nuyu particulièrement monsieur Loum et sa famille. di leen wax ni c'est un grand jour pour nous. lu ñu doon wax ni ma nga nële. mi ngi nële ba agsi na tey. sànq maa ngi tooñ Imam Oumar. ma ne ko même dans les affaires pour réussir il faut être têtu. quand on est têtu on réussit en affaires. ils ont été très têtus hein ces braves dames. après ñii Imam Oumar ñëw vraiment ancré affaire bi parce que lu ñu doon mébét la dès les premiers jours famille ñoo njëkk am yéene ji avant retrouvailles ñoom amoon nañu yéene retrouvailles ñëw ñu insister waat vraiment ñuy saluer tout le monde mais di remercier ces braves enseignants aujourd'hui parce que reconnaissance rek moo ñu fi indi nous ne devons pas être ingrats à l'égard de ces enseignants bi ngeen ñuy jàngal nous étions très jeunes jamono aussi moyens yi demeewul woon noonu ngeen sacrifier seen lépp moom la imam Seexu doon wax sànq sacrifice ngeen def ci ñun ba tey vraiment ñu mën li ñu mën doon li ñu doon loolu mooy tànku sargal yi tey ñu koy def dans la sobriété parce que du ngi sëllu dara mais bi soxna si teewee njaboot gi teew rek lépp mat na loolu mooy suñuy tànk monsieur Loum vraiment au nom de tout retrouvailles ñii toutes les générations confondues aussi mooy suñu tànk tey pour ziar si la asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam. waaw xam naa tey jour bi jour mémorable la waaye nag dama wax jàngalekat kenn mënu ko fay ku dul yàlla seen ñaxtu yi ñuy ñaxtu yëpp ci jamono yii dañoo xamul rek waaye ñi nga xamante ne moom jaar nañ ci loxo ñi nga xamante ne ay jàngalekat lañu xam nañ lan mooy jàngalekat te yéen race bi nga xamante ne moom ngeen woon ci début année 60 yi jëm ba 70 ba année 80 jëm ba année 85 enseignants yooyu nga xam ne dañ doon jàngale dañoo motoon lool ñoom li ñu doon ci seen comportement ci seen langage du ñu wax ay propos yu vulgaire te bu ñu taxawee sa kanam tamit royukaay lañu maanaam ci seen habillement waaw loolu def ci amoon solo. professeur enseignement supérieur enseignement moyen secondaire mën a teg dugal dara ci ñoom parce que bu fekkee base bi dëgërul day nërmeelu alors kon yéenay jàngalekat yi te primaire élève du ko fàtte ba mukk waaw élève du ko fàtte ba mukk kon nag élèves yooyu ñoom ñoo taxaw tey waaw bëri nañ trop ci sphère état bi ñu nekk leneen ak leneen waaye nag yéen a leen tabax parce que yéen ngeen tabax de bons citoyens waaw tey bu ñuy wax citoyen bu baax yéen a leen tabax yéen da ngeen formater les consciences alors kon yàlla rek moo mën a fay te yàlla dina leen fay leen fii ci àdduna fay leen fële ci àllaaxira te di ñaan yàlla tamit yàlla suturaal na leen mais yal na yàlla gën a suturaal lépp loo xamante ne bëggoon ngeen ko te amu leen ko tamit yal na ko yàlla def ci seeni doom ak seen sët-sëtaat yàlla mën na ko yàlla def allahumma salli ala sayyidina wa sallim. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp Loum ku nekk sa tur ak sa sant et di leen wax sama mbégte mais du ma leen xam du ma leen mën a wax nan la toll waaw du ma leen mën a wax nan la toll parce que lii wax dëgg yàlla pour ne pas vous mentir mosuma ko xalaat sama àdduna parce que bu ma leen quitté ça fait bientôt 41 ans 1979 c'était quand 1979 2022 hein 43 ans ki ci juddu woon xëy na sax bu ngeen amaan sens tuuti mu gaare fii otom fekk leen fii moom moo judd 79 bon mooy ki ma leen yónnee dans le groupe yónnee naa leen fi deux vidéos musicaux musical pardon 2 vidéos yónnee naa leen ko fi xaw ma am nañu ko seetaan ci yéen ku góor ki ana ku jigéen ka ñëwul moom caat nga nii tu viens maman
mi ngi nii moom laa yónnee vidéo am ci groupe bi moom ak son grand frère. elle est là elle mais son grand frère lui il est en Italie il est à l'extérieur. donc xëy na moom ñoom ngeen di mën a gis mën ngeen gis nii comme ça bu ngeen gisee vidéo bi da nga xam ne moom la pour ñu ko seetaan quoi pour ceux qui sont entrés dans le groupe. waaw donc boobu ba léegi mi ngi yàgg na lool. et bi ma Tafa waxee ni danañ former groupe. ba intégré Ibrahima plutôt Ibrahima qui m'a dit Ibrahima Ba hein dans l'autre groupe voilà mu ni ma léegi dañu former groupe et man leen wax dëgg yàlla loolu day lu ma neex la de dugal leen ma ci biir dañuy wax dugal leen parce que de temps en temps ça me permettra de m'adresser à vous donc pour revenir ci li ma wax léegi wax dëgg yàlla et bi ma doon nekk ak yéen j'avais fait un choix dans la vie. Quand on fait un choix dans la vie, il faut l'assumer. waaw c'est un choix que j'avais fait. damay nekk jàngalekat am na loo xam ne si moom la ma en tout cas sama conscience may parce que l'enseignement c'est un sacerdoce lu ñëpp ko mën léegi gis ngeen ni mu demee léegi ce n'est plus comme avant waaw les choses ont radicalement changé les enseignants n'enseignent plus les élèves n'apprennent plus également voyez-vous. donc ce qui fait que jamono ji dox jéego yi rëy la def mais yéen en tout cas chaque fois que je suis devant vous je suis fier alors je dis que j'ai pas vécu inutilement bu ma leen gisee yéen ñi ngeen am ni ñëw seet si ma vraiment je me dis que j'ai vécu utilement parce que dana gën woon neex nga nekk ay nit ñu nekk ay tout tànk nga nekk ak ñoom ba gisatoo leen ñuy màgg di màgg ba nekk ay mukalaf parce que ay kilifa ngeen quand même yéen ñëpp ku nekk li may tekki ngay tekki parce que yaa ngi sa jabar say doom ak sa kër waaw li may def donc ngeen di def donc ce qui veut dire que donc léegi ay kilifa ngeen comme man et ñu nekk léegi li ñu wax naan garab ci kaw lay fekkante loolu moo am et lii nag moom lu ma bett la de waaye lu ma neex la également waaw maa ngi leen di ñaanal ku nekk yaa xam li nga bëgg ku nekk yaa xam say mébét ku ci nekk sa ay projets yi ngay def ak sa mébét yal na ko yàlla antul te mu gën ci moom parce que nit ki boo koy ñaanal da nga koy ñaanal li gën ci moom waaw ñii nag c'est ma famille enfin elle est réduite la famille parce que ñu bari ñoom nekk ñu am na ñu fi nekkul mon fils aîné léegi la fi jógee ñii samay dëkkandoo lañu sama fils aîné bi léegi la wàcc escalier yi boobu juste may doog a jóg muy wàcc escalier yi maa ngi koy dégg mu naan mi ngi dem quoi moom bu fi ñëwoon bon xëy na daa ngi ko mën a xàmme moom peut-être moom daa ngi xàmme yéen ñuy def sport daa ngi xàmme parce que c'est un sportif comme moi voilà Abou moom xam naa ni de góob daa ngi ko gis moom tam il devait venir aujourd'hui il devait passer la journée avec sa femme parce que moom mi ngi fi actuellement dafa tukki woon mais mi ngi fi actuellement il est venu en vacances il va repartir xëy na bu ngeen yéexat ñëw tuuti xëy na ngeen fekk ko fi ak sa femme donc en tout cas je ne vais pas vous retenir plus longtemps mais soyez assurés que li ngeen def nii yàlla rek moo mën a mesurer fi mu ma toll yàlla rek kontaan naa ba fa kontaan yéen waaw yal na yàlla yàggal taxawaay yi yàlla defal leen jàmm et seen i kër yi ngeen fi nekk et yàlla jubale nekk seen njaboot barkeel leen aussi barkeel njaboot gi yàlla sañ na ko mën na ko am na ko yal na leen ko defal waaw daal wax dëgg yàlla les mots me manquent pour vous remercier les mots me manquent pour vous remercier asalaamaaleykum wa rahmatullah. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant li ngeen def nii moom dafa rafet ñun dañ ci kontaan parce que daf ñu bett nañu wax dëgg yàlla mais nag monsieur Loum moom affaire jàngale man mën naa ci wax lu bëri ndax xam naa ne fekke naa ci lu bëri kii sama benn cousine am mës na ko wax ne ko école ba bu ñu amee maître def ko papa kër gi ñàkk papa ndax saa yu jógee 6 bu ñëwee du ko fi fekk bu ñëwee ma rek la fi fekk waaye an sa jëkkër ma ne ko mu nga école ba mujj nag bañ gisantee mu ne ko yow école ba yaay seen papa yaay seen lépp léegi sa waa kër dañoo ñàkk papa c'est parce que toujours bu jot mu ngi ci benn maamam mës na ko wax ne ko góor mu ndaw dama laa seet si mu ne ko maam damay corriger mu ne ko denc ko ba ma ñibbi mënuma ñëw nga sëgg ci kayit yi mu mujj jël kayit yi teg ko ne ko kayit yi ma may xaalis mais affaire jàngale moom wax dëgg yàlla moom loolu li ma ci mën a wax bëri na trop parce que def na lu nekk ci école kii ba mu bëggee jàngale ji dama koo dox wax ko mu bañ
man ko waa lu tax mu ni ma jàngale moo metti waaw waaye yéen itam lii ngeen def rafet na trop ndax nit jàngal la ngeen toog ñii tey ñëw seen xel nekk ci moom ngeen ñëw seesi ko maa ngi leen di ñaanal gudd fan ak wér gu yaram te seen maître bi nekk fi bañ koy weer ak di ko weer ngeen yàgg nekk ak moom sama xel ci fi ma taxaw dafa nekk ci invité leen bés boo xam ne yéen ñëpp da ngeen di ñëw dinaa ko mébét nag waaye yal na ko yàlla mottali ci darajey sëñ Fall من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم jëm yoo xam ni il faut ñu gisaat leen ci àdduna kon mooy suñu taxawaay tey jii vraiment muy lu ñu rafetlu ñun lu neex suñu xol xam nañ neex na sa xol waaye ñu ne bëgg nañu lool ñu koy témoigner sa famille di la won ni bi ñuy tuut tànk ay modèle de sagesse ngeen woon ci ñun de discipline saa boo xëyee solu sañse ñun dañuy nekk xale dañuy bëgg a dem parce que bataa amoon na temps yooyu ñu bëgg a dem sa pap wala ci papay keneen da ko jëlal ma dàll yu mel ni suñu dàll maître panneau bu mel ni suñu panneau maître kon loolu c'était le bon exemple parce qu'on dit que l'enfant n'apprend que par l'exemple s'il vit entouré de bonnes choses il apprend ces bonnes choses s'il vit entouré de critiques il apprend à critiquer mais vraiment monsieur encore la ñuy wax yal na yàlla yàggal taxawaay bi yal na yàlla barkeel retrouvailles aussi yàlla gën a boole xol yi parce que lii rek ci benn esprit la jógee ci benn xalaat mu émerger ba agsi fii kon ci seen taxawaayu démb moo juraat ay conscience yu limpide ay xol ànd ba mën a def li tey asalaamaaleykum wa rahmatullah. Après 43 ans de séparation nga daje koo xam ne bu la newul may diw doo ko xam kooku yàgg na bon. J'avais laissé de petits bambins ay xale yu góor waaye léegi ñoom ñëpp samay nawle la ay borom kër des mères de famille dama bëgg trop ci lii kontaan naa ci c'est pas donné à n'importe qui lii kon maa ngi leen di ñaanal yéen yàlla leen fi yàlla bàyyi yàlla yàlla bàyyi leen fi bàyyi leen ak seen jaboot man li may ñaan rek mooy ku ci amati xew rek bu ma ko yëgee man dinaa déplacé bi ñëw école neuf dafa ma marqué boo xam ne école neuf laa forgé woo sama métier enseignant yëpp école neuf laa ko def donc dafa ma marqué waaw c'est là-bas où je me suis forgé waaw samay diplôme yëpp foofu laa ko amee donc du ma ko fàtte mukk maa ngi leen di ñaanal daal sama xol sedd na guy yàlla leen fi yàlla bàyyi leen fi seen njaboot waaw yéen it ba ngeen amaat lii àddina waaw lu mel nii yàlla na ngeen ko am waaw yàlla na ngeen ko am dellu ñaan ñoo ngi ñaan dellu ñaan yàlla ñaan yépp nango lay lay ñoo ngi ñaan dellu ñaan ñoo ngi ñaan dellu ñaan yàlla ñaan yépp nango lay lay C1 C2 CM1 jëmm ji moom moo ma encadré woon waaw ngeen baal ma nag dama fàttaliku lu bëri nag
muy nit ku baax boo bëggee xam nit ku baax mi ngi nii parce que ren lay am 52 ans 51 ans laa teqali ko ak moom juróom fukki at ak benn mu nekkoon nit koo xamante ne nit ku baax te li ñu gënoon bëgg ci moom mooy comportement am maanaam benn jëmm ji daf ko soigné woon dalee ko ci dàll yi ci kawas yi pantalon ba ci chemise wala veste croisée am na benn veste croisée bu may fàttaliku boo xam ne ay genre bouton doré la am bu ñëwee ba aji veste bi ba solal ko chaise bi commencé di jàngale kii mooy jëmm joo xamante ne ci wàllu élégance am laa wax ci wàllu comportement am xam na ni xale dafay roy day roy ci comportement am man demoon naa ba nga xamante ne man noonu laay solo comme moom ensemble costume 2 couleurs rek laa koy def bu toilette wuuma dem naa ba ñëpp xam nañ ci man damay doon takk benn plaque sama loxo benn chaîne plaque main droite am bi defe naa la ko doon takk oui je pense très bien damay takk plaque ba dafa dem ba benn jamono ma bàyyi ko mais ci yooyu lañ ko gisoon monsieur Guèye dugg ci buntu école bi rek ñëpp dañuy taxaw di ko xool muy tempi di tempi ba jaar directeur Lamine Niass jóge foofu dem ci classe muy dem gis nga xool boobu amul presque benn enseignant bu mel noonu yàlla séddoon nag école 9 ay enseignants yu élégant yu rafet ci seen col kooku ci comportement la physique bi mais waxuma sax bu ñu duggee biir classe sur le plan pédagogique nan la ñuy aborder seeni leçons pour war ko mën a dugal ci biir xolu xale yi ci seen biiri bopp pour formater leen pendant des années amuloo loo koy reprocher même enseignants yi ñu doon suñ lay corriger sax yow da ngay xam ni correction bi mu lay def c'est normal teg la ko ci yoon des fois da ngay gis un enseignant mu dóor élève mais après xale bi da koy jàppal xam na ni enseignant bi tegu ko ci yoon waaye ñoom correction yi ñu doon corriger élèves yi dañ ko doon teg ci yoon ñu jàppe ñun woon ay doom ñu jàppe la woon ay pap man su ma saana ñëw damay daw dem koj ji ko ci buntu ba noonu solex bi tàkkee noonu la koy fayee man maa koy puus di ko dugal ba ci buntu école ba buntu classe ba teg ko foofu ak say yenn doom yu ñuy wax Amady Sow mi ngi dund ba léegi ñoom ñëpp suñ ko yëgoon tey dinañ ñëw sa beneen doom bu ñuy wax Manam Gaye su ko yëgoon peut-être am na gàllankoor moo tax ñëwul sa beneen doom bu ñuy wax Baara Diop yal na ko yàlla xare ajana surtout sa doom bu ñuy wax Youssoufa Kayta ñooñu say doom lañu woon yoo xamante ne dañ la jege woon lool bu 17h mosaana jot kenn ci ñun mooy jël engin bi dem ba ci station service bi nekk tali bu mag dañ koy woowee BP jamono boobu moom moo ñu xamal lan moo tudd mélange boobu temps mélange lañ doon jël ñu dugal ko ci Solex bi mu ne Ahmed Tidiane te man noonu la doon prononcé samay tur bu toogee ma yàgg ma Ahmed Tidiane mu woo ma su ma demee ma jënd ji mu ne bul ko taal de soo ko taal naa ko xam mais xam nga élève dafa curieux comme gis nañu monsieur Guèye day am benn affaire boo xam lay bës su poussé rek mu tàkk Solex noonu la woon bu ñu demee ba sori école bi ñu nit ñu tari waaw ñu tari dawal ba yegg suñu ñëwaatee ba booru saf baar boobu tax saf baar amul ñu fay ko puus ko suñu ñëwee ba foofu mu ne taal ngeen ko mu ne taal nga Ahmed Tidiane taal nga ma ne ko non taaluma ko mu yëkkati ci kanamu kii bi xam nga am na benn genre acier bu nekk ci biir xet bi day dégager xetu taal bi day dégager
mu ne Ahmed Tidiane taal nga oto bi taal nga kii bi alors complicité boobu mu doon sunu papa ñu nekkoon élève ñun nii lañ dundee woon ak moom mu formaté ñu jàngal ñu bu baax a baax kii duñ ko fàtte ba mukk waaw tey ñun lu ñu doon tey ak domaine bu ñu nekk di évoluer yow yaa tax waaw duñ la fàtte mukk parce que yéen ñu tabax parce que damay wax enseignant bi nga xamante ne moom moo jàngal nit ki primaire kooku mooy enseignant dëgg élève bi parce que fondation la fondation bi bu dëgërul leneen looy ñëw teg ko fi day màbb professeur moyen et secondaire wala enseignement supérieur ñoom dañuy ñëw teg ci kaw fondation bi rek waaye fekk fondation bi dëgër na mais yéen la alors sa élèves yooyu nag tey bëri nañu dans le monde entier ak fii ci àdduna Sénégal tey bu ñu yëgoon lii ñëw ñëpp dinañu ñëw fekkee lii nga xamante ne te yéen lii rek ngeen am reconnaissance. من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل groupe Retrouvailles bi nga xamante ne ni daanaka depuis début bi ba léegi ñoom ñoo ñu doon yabal ñun ñu ñëw ànd muy Aminata di Fatim di Laali groupe bi doon ñu ko jaar ñëpp voilà waaw Umar a ngi nii Umar mooy wax nii Umar mooy wax nii Umar mooy wax Elimane waaw Umar mooy wax nii kon nag di wax rek nga xam naa ne président ngi nii mooy Mame Moussa Fall. Mame Moussa Fall naa ne déggante ngeen temps yi passé. si oui woo na ma. waaw xam naa ne enregistré numéro am. voilà exact xam naa ne ñii moom jarul ñu la koy présenté am na ñoo xam ne jot nga leen a xam. am na nag ñoo xam ne da nga leen di fàtte. waaw Cheikh. dafa yàgg de 42 ans. 42 ans après kon nag ñu dellu si waat ñëw rek di la wan rek maanaam mbégte. waaw ak sant ndax di la gërëm ndax di la ñaanal. wallaahi. ndaxte am na loo xam ne jot na dugg ci biir bopp yi. te lépp yow. waaw loolu la. li may wax rek xam naa ne dañuy wax sànq boobu ba léegi. waaye man damay wax benn piste boo xamante ne nii dañoo toogoon di génn dem di football yi. ak Souleymane Touré. waaw ñu ñëw ba kër ñoom Aziz Mendia. Aziz Ndiaye. Jules moo ji Souleymane moo jiitu. dafa jiitu rek dal sama kaw man sama la dem monsieur Guèye ngi ñëw. mu ne ko monsieur Guèye waaw allez hop léegi nag ñun ñëpp faqastalu nañu laata ñuy dugg ci biir kër gi ndaxte kenn bëggul moom mu génn parce que bu ne tëll ku mu njëkk seen yow am nga problème waaw kon nag loolu yëpp dafa nekkoon loo xamante ne ni mooy li imam doon wax boobu ba léegi seen personnalité ak seen kilifteef moo doon tax ñun ñu ragal a def lu bare waaw kon nag ñooñu tey jii ndaw yooyu ñoo jékki-jékki rek ci seen xalaat c'est la relève waaw commencé nag yëkkatiwaat groupe Retrouvailles bi wallaahi xalaatuñu dara nag lu dul njukkal seeni kilifa yooyu nga xam ne ñoom ñoo leen yore woon ci bi ñu nekk tuut tànk lii kay moom waaw door a sant yàlla rek waaw tàmbalee ko nag ci monsieur Loum monsieur Ablaye Gueye comme yaa ma joxoon vrai tour bi sax maa moom ñoo yoroon secteur yi mu yor 1 ma yor 2 nga yor 2 secteur 2 gis nga ko waaw fa la ñu jógee jaar fa 7 ba 15 ba 14 ba 14 man ma yor 15 ba 26 ba 26 macha allah bu ñu Mbaye Ndiaye daan jox xaalis ci loxoom sax la koy teg 1 million ma dem ba école mi séddoo selon nos nombre de classes bu ñëwee ku ne jox say directeur on a beaucoup travaillé ici macha allah waaw monsieur Ablaye Gueye tamit jaar nañ fa Ablaye Gueye jaar nañ fa waaw macha allah alibi cheikh la wallaahi waaw kii nag xam naa ne peut-être bon monsieur Gueye bi ñu xamoon ossature bi ak lépp waaye avec l'âge ça commence waaye nag dañu koy ñaan yàlla yàlla nangu ko moo tax tamit ñu fekkee ko nii waaye di la ñaanal yàlla gën a guddal fan yi gën a wéral cër yi sàmm la aar la bu baax a baax kàttanal la waaw njaboot gi tamit yàlla teg si ñoom loxo
barkeel leen ñoom ñëpp waaw di sant tamit soxna Abi ndax jot nañ fay ñëw maanaam pratiquement waaw wallahi macha allah gis nga ko macha allah wallahi loolu moom yàlla dina ko fay wallahi waaw toute la famille jot na ñoo xamante moom si hôpital bi waaw Modou ñoom ñëpp waaw wax dëgg yàlla kon nag ñi ñu doon yabal ñoom ñëpp ñoo toog nii tey kilifa yii ñoo ñu doon yabal ñuy ñëw ñii nga xam ni la plupart jàngal nga leen te jàngal nit xol moo koy def parce que li ngay joxe kenn du la ko delloo xam-xam nit mën nga ko may lu nekk nangu ko ba mu des xam-xam bi nga defoon sunu bopp ak lu mën a xew dootu ci génn kon bu ñu toogee ba tey jii ñu ñëw ñu ni dañu lay sargal sunu bopp la ñuy sargal vous méritez mieux que ça parce que damay wax sànq ma ni bi ñuy wax ak Guèye c'était l'émotion on a pratiqué l'enseignant mais tey dañu ñëw di sargal si l'éducateur parce que li ngeen def ci ñun moom la ñu dundee dañu ko dundee man personnellement dafa am lu bëri lu ma marqué ci bi ñu yoree CM1 nga bindoon discipline obéissance et travail côté bii nga bind fa l'homme n'est qu'un apprenti la douleur est ton maître fii nga bind fi vivre c'est avoir des problèmes fii nga bindoon fa rien ne sert de courir il faut partir à point bi may def concours police ñu laaj ñu devise te loolu moo doon devise yi ñu jàngaloon ma xool sukkandiku ci def ci benn sélection daal di def man obéissance discipline obéissance et travail loolu mu laa def sama devise man ba bi may retraité ci biir liggéey bi maam lu ma doon fàttaliku parce que yaa ngi koy waxtaan bi ñuy nuyoo da yow ni monsieur nañ def dialogue nga daa am benn citation boo ñu jàngaloon le travail yow le restant fut fugitif elle passe comme un oiseau dans les grands cieux il faut marcher il faut franchir l'espace car le travail est précieux travaillons bien afin que la carrière que nous avons tous soit un sentier inondé de lumière affaire ba doon ñëwaat ci man ñu ne en travaillant tout le jour sans relâche l'ouvrage est fait avant la nuit mais le paresseux sommeillant sur sa tâche ne songe guère au jour qui suit. Il devait être là aujourd'hui mais malheureusement moo ko daan récité Joal loolu am lu mu def ci ñun mooy li ñu doon jàng moom la ñu war a dund te bu ñu jëlee yooyu citation yooyu jël récitation yi yéen dañuy gis njariñ bi ci nekkoon loo ci déduire rek mën na la tracer sa àddina donc kon yéen da ngeen a tracer sunu àddina mu ci njëlbeen ku ci delluwaat sa xel tuuti rek xam ni war na leen a delloo njukkal vraiment jërëjëf vous méritez mieux que ça c'est l'occasion j'en profite pour féliciter et remercier personnellement Touti Diop qui est l'initiatrice de tout ça ci moom la lii déparé ndax idée bi peut-être mu ngi doon nekk ci kenn ku nekk ci ñun mais elle a osé lancer ko ñu fekk ci ko muy une réussite donc tout lui revient. dafa nekkoon école 5. effectivement. lii yaay man daal dama dégg benn maître bu ne Pikine 9. foofu laa bëgg nga yóbbu ma ko. yaay ji ñëw seet si Lamine Niass. Lamine ñi ma yaay jàngale ma ne ko yow kay yaay directeur yaay dis boo moo xel mu jël noonu la xam nga yooyu sant yàlla la moo tax vraiment la nouvelle génération war nañu mën a inspirer ci yéen ñun dañu sant yàlla bi ngay ñëw école 9 fekk na ñun def nañ suñu 6e avec Léopold Diop monsieur Sagna ak monsieur Mbow sunu papa yooyu yore ñu bay ñëw ñu ànd ak yow en partir de CM1 am loo ñu inculqué lu bare tamit ci ñun génération yu bari jàngal nga leen mais tey génération yi yëpp alhamdulilah rabbil man maa ngi à la retraite xam nga loolu sant yàlla ki nga jàngaloon bi mu nekkee primaire ba tey ji mu dem liggéey def carrière de 30 et quelques années ba retraité ñëw di la fàttaliku mais loolu dara amul payam mais nag lépp rek ci li nga defoon la ci lu baax
vraiment ñu ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal yàlla na lépp jaar yoon. li indi wax ji ma war a wax moo tax may wax ndax moom mii mosuma teqali ko moom mi ngi ni toog jaaji li tuuti jóg wax moo ci ne moom sama yaay moo ma yoree CE1 ba CM2 mu def ma comme doomam bi mu jur sama papa ak sama yaay teg ko ci ni ko Fatim mi dag ñu bëgg nga yorul ni ko ni tuuti daan def laa daan def man chaque jour que jëfee mi mercredi dañ daawul jàngi ak samedi maa ngi sa kër am déet jaaji géey mii maa ko boot wóorul na ko jaaji géey kon defe naa ni ku sant man maa war a sant yàlla dogal nag ma su ma teqali ko moom saa yu su ma woowee téléphone su may coupé damay jooy wóor na Aminta mais jooy yi mooy ma ni monsieur Guèye li ma ko bëgg a defal te defuma ko moo may jooyloo ma am yéene ba nga xam ne comme lii am tey jii ma yéene woon ko ci moom te mënuma ko man kese ma waraloon may jooy su ma jooyee sama waa kër ni ma looy jooy ma ne ko monsieur Guèye laa loolu waxal dafa am lu ma ko yéene te defaguma ko waaye yàlla bu ma ci wéet amiin 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 sant yàlla nag li ci des moom jarutuma ko eggan lii am na man mi maa war a sant yàlla ndax jooy ya ma doon jooy naan mënuma koo def yàlla dimbali na ba tey ji ñun ñëpp nii sabab lu yëpp ñëw na ñoo sabab lu egsi na sabab bi egsi na waaw waaye kii bàyyi la nijaay la mosuma teqali ko moom mi ngi ni toog waaw kii li mu doon ñaan it am na ba ma ko joxe ni ma dama ne Fatou dama doon ñaan yàlla ma sekk lekk sama ñaar dërëm mi ngi ne loolu la ma wax ba mu koy njëkk a yónnee dafa ne bu ko kenn wax xas bu takk mi ngi nii toog la ko yónni yow tey gu leen ko man ak Aminta keroog ba ma indi Aminta ko fer ko moom mi daf ca la jooyee ba jëlee woon feebaram boobu kon nag man mi maa war a sant yàlla. sant yàlla bu baax. sant retrouvailles école Neuf yëpp man damay sant parce que dama gis lii ñuy liggéey du kenn ku ko man wala kenn bu ko manee ni ñu ko àndee moo dàq ñuy sant waa réew mi ba pare sant sa élèves yi seen élèves yi suñu jumeaux yeeg jumelles yi ci à l'extérieur ñu ngi leen sant bitim réew lu muy metti yëpp li ma leen di jot ay coup de téléphone day daw sama yaram ñu ngi leen di sant man ma bañ a sant élèves yi ñi ci fii ak ñi ci bitim réew gis nga ñi dañu jël vol pour ñëw ay ñoom Seydou Diallo tout le temps dañ may wax nañu yàlla nañu yàlla dimbali ñu fekkee jour bi sant rek laay def sant famille bi ndax famille bi tamit mënoon nañ leen woo ni dañuy def lii ñoom ñu bañ daal di non pourquoi pas pourquoi ngeen dugal di yóbbu suñu frère hôpital mais ñu ànd ak ñun jiital ñu ànd ak ma sekk suñu papa suñu nijaay ba yàlla may ñu lii tey ñu ngi sant yàlla bu baax nag sant yàlla bàyyiwuñu kenn Kader Mbaye ñëw na mais dafa am gàllankoor ñu bari dañu am gàllankoor ñu ngi sant jur yi ma def ci man ay valeur wante di sant góor gi toog ndaxte dafa jël place su baay wax na dëgg dañ ma yóbbu école 5 sama ñaari cousines yi yëpp doon jàngee école 9 ñu andi ma foofu monsieur Niass ne condition bi mooy nañu ma andil table banc na sam papa andi table banc parce que am na moyen yi du ma toog ci table école bi sam papa andil ma table banc yow kese yaa ma jàngal école 9 yow kenn danga ma doon jàngal lundi ba samedi. man C1 laa jëlee ba CM2. waaw C1 nga ma jëlee. ba CM2 ba CM2 bàyyiwuloo ma bokkoo ma kenn nga ma ñëw. bi ma génnee foofu gisante wuñu mais danga ma daan jàngal lundi ba samedi dimanche yaa ngi dëkkoon premier Pikine ci koñu jumaa ji wàcc sa néeg moo doon ci buntu kër gi man yow soxna Faat Caam ak jaaji ñoo doon bokk néeg boobu jaaji ñëw na ba dem sax waaw dafa ñëwoon màggal ñoo doon mu topp ma sama éducation góor gi moo ko parfaire valeur yi ma xam yoo xamante ni fu ma mënti nekk sur la terre di ko sàmm ci moom mii laa ko jëlee ndax école 9 ñun bi ñuy def CM1 am na lu fa xewoon benn jigéen bu amoon foofu doom bàyyi ko ci wetu robinet bi sànni ko foofu sapeur pompier yi ñëw def ko ci benn carton xam nga boobu ay xale lañu xamuñu dara moom bi mu duggee classe la première chose qu'il a dit dafa ne na ngeen takk seen sër yi takk leen seen sër yi am leen jom lii ma gis tey jii bëgguma ko dégg ci yéen affaire boobu nekk suñu bopp sëy nañu ba nekk ay xamuñu lan ci laay soog a xam lan mooy takk leen seen sër
ay xale yu tuuti lañu góor gi di ñu wax naka la ñu war a dundee man li ma doon ñaan yàlla wax naa ko ci retrouvailles moo doon ma liggéey am benn 10 francs bu lew bu ma liggéey comme ni ma ko doon joxee Serigne Saliou Mbacké mu di ko dugal ci poche boppam bi di ñaan yàlla xëy rek am 10 francs yu lew ñu teg ko ci sa loxo nga kontaan yàlla deseeluñu dara suñu borom deseeluñu dara ndax lépp lu ñu waroon def rek luñ ko doon ñaan rek may nañu ko ñu ngi lay ñaan suñu borom ñu ngi koy sàkku ci moom di ko ñaan di ko dagaan di ko yalwaan di ko xaaraan mu bàyyi la fi ba suñu yéene yépp ñu matale ko ci yow loolu rek la ñuy ñaan suñu borom te li may wax nii ñépp laa ko waxal ñun ñi nekk fii yëpp ku nekk am na looy yëg jëmale ko ci monsieur Guèye mi mu jàpp ñu comme ay doom yow benn doom boobu la yàlla mayoon ci waxtu boobu ñun ñii ñoo doon seeni mag ndaxte noonu nga ñu téye woon ne njaboot goo jur loolu moo tax mënuñu la fàtte te lépp lu ñuy def li imaam nettali léegi Souleymane Touré daj ci yow reculer mbëkk ñeneen ñi ci des noonu lañ doon def duñu taxawaalu duñu génn duñu dem fenn di góorgóorlu ci lim ñuy jàngal kenn masuñoo raw ci lenn ñuy góorgóorlu bu baax mu ngi noonu wallaahi xam métier il a chevauché avec son nom en Mauritanie. wala jànge métier ba ñëw fii. dëgg la Lamine kenn yabu ko woon. dëgg directeur yëpp moom lañ doon gis. dëgg Guèye kontaan nañu pour être bref rek. di leen niiw di leen tatagal di leen ñaanal jàmm ak xéewal di leen xamal ni lii ngeen def tey ci defal ko monsieur Guèye ñun rëy na ci ñun lool ma ni ko rëy na ci ñun lool wax dëgg yàlla ndax lii nit defal na nit ba tàyyi te nit fayoo ko ndax dañ ni booy lebalal xale sax ndax xale du fàtte waaye yéen xale yu dul fàtte ngeen ndax lii bu ngeen doon fàtte du am ndax nit jàngale na ba tàyyi te lii amu ko nit sonn na ci nit ba tàyyi te nit ka fayu ko waaye yéen kenn amul seen pay dañ leen di ñaanal gudd fan ba lii ngeen koy defal toog ba seen njaboot di leen ko defal yéen monsieur Guèye deseelatu leen ko dara xanaa moo leen deseel di leen ñaanal fan wu gudd ànd ak wér ak seenu njaboot nun kontaan nañu ay mbokkam kontaan nañu yëf yee jàmp nag waaye kon ay jarbaatam ak ñoom ñëpp dinañ ñëw wax dëgg yàlla waaye comme yëf yi dafa jàmp démb rek la ma ko wax ni ma dañuy far ñëw tey ma ne ko noonu ñëw bu ñëwee ñu mën a ñëw rek ñëw wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal xéewal gudul jeex yàlla fay parce que nit tamit loolu rek lañ ciy xaar parce que man j'étais vraiment ébahi bi ma ñëwee hôpital fekk fa ay élèves am ak assistance bi ñu ko defal nga xam ne ñun pratiquement on n'a rien dépensé ma ni vraiment lii moom ku am kóllëre rek moo mën a def lii donc noonu daal man daal je tenais vraiment à vous remercier waaw et ce que je dis je le dis au profond de mon cœur vraiment parce que du marque la boo xam ne vraiment daf ma marqué man waaw honnêtement ñuy wax de petits gestes aux grands effets am lu ñu amoon ne dinañ ko andi teg ko sa loxo sargal la ko kon muy seen mbir ñoom ñu bëggoon Aminta soxna tuuti ngeen jóg après xool ak Fatim jox ko mbir mi